oustaz moom synthèse lay def ci li nga xamante ne moom moo fa jotoon xew mais dafa mel ni oustaz solu beeg summeeku bi am na loo ci bëgg a wax parce que franchement am na ñu bëri seen màggal ci snap bi lañ koy passé daal. waaw si laa jëm. yaay oustaz 2.0 xam nga li xew ci snap bi. waaw ndànk rek gis nga lépp dama ne si laa jëm gis nga séntu asamaan jarul boo xamte mais bu ñëwee ci aspect spirituel bi d'abord ñu wax si parce que dafa am loo xamante ni même na wax na ko léegi wàllu boppam am na si solo wax dëgg yàlla waaye li nga xamante ni moom moo gën a yëkkati nit ñi moom mooy wàllum diine bi waaye itam wàllum taalibe yi ndax Cheikhul Khadim suñu maam radiallahu taala anhu bi mu demee ba ñëw wax na ni moom lan moo taxoon mu dem ci géej gi lan moo waraloon tukki bi donc te bés boobu li muy symboliser mooy bi muy dem mais du bi muy ñëw ndax léeg-léeg fii li ñu xam mooy bu nattu di wàcc si nit ki dañ ñëw naan la muñal yàlla baax na yàlla dina la ko teggil na mais keroog bii nattu bi di ñëw la wax li nga xamante ni moom moo ko tax a jóg ne bés bi bu dellu seetee muy 18 safar nañ ko santale yàlla ndax moom kott dong lottu na si sant yàlla donte la si sant yàlla la dëkkoon mais bëgg nit ñi am yiiw boo xamante ni day bari loolu bàyyi ko suñu borom moo taxoon mu ne bés bi bu dellu see nañ ko santale yàlla subhanahu wa taala moo taxoon sabab bi nee na sababu xaybati an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shafian li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi nee ne li sabab bi li taxoon mu dem si tukki géej gi ñett la ñu ne ko bu njëkk bi bala mu ne an allaha an araada an anaala minhu jaaha yàlla dafa am grade boo xamante ni daf ne ma ko bëgg a tappal te pour mu tappal ma ko il faut ma def tukki géej gi ñu ne grade boobu wala mu ne mooy gradu xaadimu rasul ñu ne ko fan lañ la ko joxe mu ne si biir gaal gi allama ni arrahmanu fi safina bi annani xadimu dil madina ñu ne si biir gaal gi la ko yàlla xamale ne grade bi ñëpp doon wut moom la ko jox muy xaadimu rasul wala yu bu nekk jaar na fi ku ne am na dàkkantal mais gradu xaadimu rasul maam Cheikh Ahmad Bamba rek radiallahu anhu moom moo ko am te yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo sàkku yàlla mu tappal ko moom wax na ko moom Cheikhul Khadim si ay mbindam nee na yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ñaan yàlla audience yàlla ne ko lan mooy biu audience bi mu ne ko dama bëgg nga décorer ma maam Cheikh Ahmad Bamba mu ne ko ban décoration mu ne ko nga jox ko gradu xaadimu rasul loolu moom moo si jiitu beneen bi mu ne waan akuna shafi'an li qawmi maanaam ëllëg yawmal qiyam ma nekk intercesseur entre yàlla ak jaam ñi dox seen diggante yàlla jox ma jaam ñi ma rëmmu leen dugal leen aljana yàlla ñu si yàlla boole ñun ñëpp beneen bi mu ne wa an akuna xaadiman fi daw mi ma nekk koo xamante ni damay liggéeyal sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ker balaa àdduna di tukki te loolu yàlla may na ko ko lan moo tax yàlla may na ko saa su nekk ngay gis ay xasaayit yu bees saa su nekk boo jàngee am mbindam moom Cheikhul Khadim suñu maam radiallahu taala anhu da ngay defee ne tey la loolu day wane kéemtaan bi nga xam ne moo nekk si mbindam ndax lépp loo xamante ni dafa soxal dundu doomu aadama d'une manière générale waxuma sax jullit bi kese waxuma sax murit bi kese mais nit ki rek l'être humain daf siy gis boppam si mbindum Cheikhul Khadim radiallahu anhu moo taxoon mu ne kiraamati xattu yat yi nee na nit mënu ko xam moom boo bëggee xam mooy kan xoolal li mu bind bàyyi fi rek te li mu bind bàyyi fi saa soo ko liiree rek jàng ko def si ay settantal xam ne mu ngi liggéeyal sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba tey kon la mu waxoon na moo ko taxoon ne def tukki géej gi moom mu ngi si ba léegi beneen bi mooy ndénkaane yi nga xamante ni Serigne Bass Abdoul Qadir def na ko ci li nga xam ne moom moo di màggal gi te moo di surtout man li mu wax si ndaw ñi parce que ku wax ndaw ku wax diine wax ndaw waaye itam ku wax liggéey wax ndaw kon ndaw ñi discours bi nga xamante ni yëkkati na ko dafa nekk loo xamante nañ si war a jàngat lu bëree bëri bi si jiitu mooy am jom beneen bi mooy nangoo liggéey beneen bi mooy nangoo am kilifteef ndax valeur yooyu la ñuy jooy si réew mi léegi boo waxee ñu ne xale yi ñi si ëpp léegi amatuñu kilifa léegi da ngay gis ñoo xamante ni gis naa ko si réseaux sociaux yi koo xamante ni mooy li muy yëngu mooy toog muy dox fu mu am loolu maanaam da ngay toog rek affaire yi di dox di ko askane la Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu te Cheikh Ahmad Bamba mii radiallahu anhu ku ne xam ne ne doctrine mouridisme li si jiitu mooy ñàkk jariñu liggéey daan sa doole ba noonu naka ba ay li mu doon sol ay yërëm yu tedd yu sell yu laab yooyu amul woon poche ndax lu da doon liggéey lu mu am joxe ko maanaam toog muy dox amul fenn Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu santew ko jàngale ko bu doxee tam du dox bu jub de waaw maanaam si njubadi ngay woo nit ñi te dafa am loo xamante ni du slogan boo xamante ni day defar réew liggéey moo ko yor Cheikh Bass Abdoul Qadir wax na ko am jom ji mooy fexe ba bul di tàllal di ñaan wala di yalwaan loolu itam dafa nekk loo xamante ni lu ñuy ñaawlu la ndax da ngay dox si dëkk bi dajeex nit koo xamante ni dara jotu ko mu naan la fii laa jëm paas moo ma manqué wala nangam te moo la ëpp doole xëy na sax moo la ëpp xel ëpp la xalaat mais tayal intellectuellement paresse intellectuelle moo ko dal
ba nanguwul sonal xelam pour mën a xalaat ba wuti loo xamante ni moom moo koy jëriñ mu dimbali si boppam dimbali si keneen. ci lu jub Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne doomu aadama li muy lekk li si gën mooy li nga xamante ni c'est à la sueur de naka. sueur de son front. nee na tàllal loxo bii féete kaw moo gën loxo bii féete suuf ñu ne ko mooy lan mu ne parce que loxo bii di joxe toujours mooy féete kaw loxo bii di féete suuf toujours ni rek lay def te wax dëgg yàlla ku la ëmbal sa sànqal ëmbal la sa kersa beneen bi mooy li nga xam ne mooy nangu kilifteef ndax nit da ngay am wéeruwaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax dafa amoon wéeruwaay bi mooy kan yoon suñu borom subhanahu wa taala léegi nag ndaw ñi boo waxee léegi ñu ne dëkk bi amul royukaay wala amul kilifa kay bañ ñu yilif la moo fi ne parce que nañ doon yilif démb seen ay maam seen ay baay ba tey ñoom ñu ngi nangu ñu yilif leen te loolu dafa nekk loo xamante ni lu am solo la maanaam sëriñ bi jox ko gëddam sëriñ bi jox ko àqam waaye itam jox ko wàccuwaayam ba mu mat sëkk bu la digalee nga def bu la teree nga bàyyi loolu itam dafa nekk si ay ndénkaaneem beneen bi jàngat bi mooy benn colloque bu ñu fa amaloon jëmale ko sur le soufisme et le développement naan loolu dina waroon na intéressé Maïmouna Gueye Bambaloo mu def si moom tamit ay jàngatam maanaam soufisme naka la mën a apporter li nga xam ne mooy développement si réew buñ ko waxee du rek ne maanaam soufisme mooy nga yor sa kurus wala sol sa yëre yu weex di toog di dugg xalwa di julli di jàng alquran yooyu yëpp baax na mais itam fexe ba nit ki nga defar ko ba mu mën a defare dëgg la muy le développement humain loolu itam dafa nekk si doctrine Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu ndax tey jii ñi mu amoon si ay cheikh ñëpp boo xoolee képp kenn si ñoom dafa am foo xamante ni daf la fa yebal dana la par exemple demal dëkk sàngam dara newu fa àll nga ñëw gor ko defar ko waaye itam di fa bay di fa dundee ba dëkk bi màgg kon loolu defar nga nit koo xamante ni day defar dëkk yu bari tey jii nii ay cheikh xam nekk fa noonu lañ ko sancee day fekk àll bu dara newul mu ne dem fa te nga defar ko xam nga nit fu mu nekk dina fexe mu am lu mu lekk dina fexe mu am lu mu naan dina fexe itam mu am fu mu dëkk ut say communauté waaw ut say communauté donc yooyu yëpp si wàllum décentralisation la boo xamante ni suñu maam Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu daf ko fi bàyyi woon fii may jeexale rek ndax waxtu bi mu ngi dem si gàttal daal sëriñ bi digle ne nañu bëggante nañu doon ay mbokk nañu bennoo nañu soppante topp ndigali sëriñ bi bàyyi ay tere maanaam ndigal du fi jóg yàlla suñu borom subhanahu wa taala dafa jox sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam digal sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam doon jox taal ay saxaabaam digal te yonte boobu moo ne sallallahu alayhi wasallam al ulama warathatul anbiya yi nee na borom xam-xam yi ñooy donn yonente yi yàlla wax ko si alquran yéen ñi gëm topp leen yàlla topp sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye itam ak ñi nga xam ne ñoo warloo seen ay mbir ngeen toppaleen te ñooñu mooy ñooy sëriñ su baax si liñ siy déplorer rek mooy li ñu doon wax sànq mooy balaa may ñëw si solo bi accident yi nga xam ne dafa am parce que daaw biñ defee bilan daaw ak bilan ren ale bi rek li am si ay accident ak ay décès dépassé woon na bilan wu daaw aller retour donc loolu dafa nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla chauffeur si yu mel nii bu amee gàmmu yaa ngi ñëw nañuy daw ndànk nit mënul lekk lu dul sa wërsëg dawal ndànk moo gën ngay jël ay bakkan et surtout reposer wu oustaz parce que lu ci bëri sonn moo koy indi nga bëgg def le maximum de voyage voilà le maximum de voyage ci benn laps de temps bu gàtt doo nelaw donc da ngay sonn finalement jarul yokk paas parce que mënoo lekk lu dul sa wërsëg jarul ngay def ay aller retour yoo xamante ni doo nelaw doo noppalu di rey ay bakkanu doomu aadama te bu ëllëgee da nga koy layoo waaye ñi nga ah énervé wu di dem di màggali ba pare di dawal ak énervement yooyu yëpp baaxul tamit di bëgg dem màggali ba pare di énervé wu au volant ba pare njëriñ loo fekkee waaw njëriñ loo fekkee dañuy daw mujj accident dee xaalis bi ñu doon dajale wala léegi ñeneen la koy mu nekk loo xamante ni lu ñuy ñaaw la surtout 25 personnes yi nga xam ne ñoo décédé si yoonu Kébémer bi loolu tamit métti woon na je pense que depuis tant d'années ñi ngi wax chaque jour dañuy alerter nit ñi daw leen ndànk il faut que tamit ñuy jël yenn responsabilité li may faral di nous sommes tous responsables ñun d'abord société bi ak mën nañu wax tamit autorités yi parce que il faut je pense que ne affaire yi il faut mu am ay sanctions sanctions yi il faut mu am sanctions yi sévères doguma la li ngay wax ni wax naa ko si plateau yi ñu doon def Touba ma ne suñu ñun tant que sanction amul dara du sotti beneen bi autorités yi nga xam ne ñoo koy tere meeting mooy am ñu yeb seen ay militants ñu yegg si kaw car rapide yi di dem si seen ay meeting te ñoom duñ ko wax ñoom nañ peut être ñoom nañ loolu ñoom ñoo ko war a njëkk a xeex lu mel ni aussi làmb am nga gis lu mel noonu lu mel ni meeting am surtout politiciens yi ñoo ko fi gën a tàmm ñoom na mbooloo di ñëw rek regarde xoolal photo bi nga xam ne lii nii moom yu demee nii ak meeting yi man meeting yi nag laay gën a déplorer
parce que tamit yow mënoo tere mbir ba pare kuy digle cangaay day fekk ngay sangu ba pare meeting yi ñuy jël seen ay militants di ko surchargé muy jur ay jëye wala mën na ko jur la joolaa amoon na fi ñu jël fi ay mesures yoo xamante ni ñëpp tey jii ni bàyyi mais il faut ñu sanction beneen bi mooy lekk gi parce que sëñ bi dana ñett yi nañ ko si def nañ bernde nañ jàng xasaayit nañ jàng alquran mais lekk gi aussi bari na si loo xamante nii bu paree dañ koy dem ñu tuur ko te Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu mësul santaane digle yàq mësul santaane ñuy tuur lekk parce que lu ñuy jëfandikoo la nit ñi nañu bernde nañu lekk ba suur nañu naan ba doyal waaye itam avec modération li nga xamante ni moom la ñuy soxla nañ koy togg di ko lekk ndax yàq baaxul rawatina yàq ñam jullit du yàq ñam doomu aadama du yàq ñam te surtout à côté am na ñoo xam ne da nga gis si yoo xam ne dañ koy tuur mu nekk da nga naan lii naka la mën a nekkee nii mais xam nga tam culture Touba moo xaw a ànd ak loolu parce que xam nga tey yàq amul du waxuma yàq de waxuma yàq def man yàq mi laay wax parce que des fois dama lay expliquer léegi des fois da ngay gis ñoo boo dooree may mu ne dinañ fay dañuy sóoraale xam nga Touba mooy dëkk boo xamante ni foo dugg lekk des fois boo xamee ni yow sax am nga 100 invités wala 50 invités da ngay toog pour 75 parce que da ngay jékki-jékki am ñu kii mais li nga si xamul am na gis nga bu màggal bi passé am na village yu dend ak Touba gis nga man maa ko fekkee ñu si bëri dañuy ñëw foofu gis na ceeb yi dañ koy jël di ko ramasse sebetaat ko di ko togg man loolu maa ko gis donc am na ñoo xamante ni après aussi ñu si bëri dinañ ko man li may déplorer mooy comme loolu ceeb bi ñu togg ko mu des ñu dem tuur ko si mbalit loolu laa ne baaxul parce que yàq la te yàq Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu diglew ko taalibe yi loolu nañ si bàyyi xel doctrine mouridisme l'islam yàq bokk si beneen bi mooy fi ngeen bëgg ma ñëw fa laay mujjee moom ngay daaneel fa laay jeexale muy yërëm leen rek solu gi dafa am yoo xamante ni du yar du teggin du taalibe dem ba Touba nit ñi war a dem màggali sant yàlla si ay xéewal yu mu ñu defal ak ay teraanga ak ay yiw yoo xam ne moom la ñu defal ku baax ku teddi ku yiw am lu kenn amul si yàlla subhanahu wa taala muy suñu maam Cheikh Ahmad Bamba radiallahu anhu ne nañ ko ñëw santale yàlla yow nga dem def sa cheveux naturel mu ñëw ba si say wala ba si sa ay tëstan taxaw yor sa portable naan màggal validé ban validé ku ko validé mooy dem nga ba ñëw déedéet may ma rek dafa am loo xam ne suñu maam daf ko tere radiallahu anhu xam nga gis nga jumaay Touba buntu jumaa ja alentour ba kenn du fa jaar te muuruwuloo kenn du fa jaar te muuruloo say dëgg la xam nga lu tax parce que loolu la fi jàngale loolu la digle loolu la fi bàyyi kon loolu dañ ko war a fonkale wala sol lu gàtt wala sol loo xam ne say cër yëpp dafa mais loolu doo dugg si jumaa bi moom doo foo mën a nekk si Touba boo xësee ba jógee sa kër mun nga jóge Dakar wala Tamba mbaa Matam fu mu mën a doon boo ñëwee ba Touba joxal dëkk bi orme bi nga xam ne moom la borom dëkk bi bëgg parce que ma wax la gis nga dafa am bërëb yoo xamante nii boo fa jaamoo yàlla dañ koy multiplier par 10 waaye boo fa defee sofaan itam dañ koy multiplier par 10 mais kon looy préconiser mun nañ sañse mais ne yiw ne sell na baax amul takk cheveux déedéet parce que bokkul suñu culture ñun cheveux du suñu culture samay laaj comme pour mu leer cheveux bokkul pour mu suñu leer ci culture bopp ñëpp waaw may ma rek ma ñëw man li samay karaw la de waaw maa ngi ñëw lii bijou cheveux bokkul si suñu culture cheveux bokkul si suñu aada te yooyu yëpp dama ko gis si réseaux sociaux ay màggal validé snap bëgg a solu fukki 5 heures dama ne mais am na ñoo xam ne tam dinañ màggali c'est vrai oustaz dinañ màggali ba ñëw te duñ dem si jumaa ba waaw moom laa lay expliquer nii seen kër gis nga nit Seydina Ousmane radiyallahu anhu yonent sallallahu alayhi wasallam dafa toog bés pour wax la kersa yonent sallallahu alayhi wasallam toog am na mu toogee benn position yëkki tànk bi am ku fëgg muy Aboubacar mu ne kooku mu ne Aboubacar mu ne duggal changé wul position Omar ñëw radiyallahu anhu changé wul position Aliou ñëw karamallahu wajhahu changé wul position Ousmane mooy le dernier mu ñëw fëgg mu ne kooku mu ne Ousmane mu changé position saxaaba yi jaaxle bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow Aboubacar ne ko nii laa la fekkee Omar ne ko nii laa la fekkee Ali ne ko nii laa la fekkee Ousmane ñëw nga changé position lu tax mu ne naka laay ruuse naka laa du ruuse koo xam ne yàlla ak malaaka yi dañ ko rus xam nga lu tax yàlla ak malaaka yi rusoon Ousmane ali radiyallahu anhu parce que dafa amoon kersa si boppam est-ce que comprendre nga nee nañ bu nekkoon daan changé yére sax day tëj néeg bi ba mu lëndëm ba moom na ma si waxin maanaam awraam sax du ko gis ndax kersa bu mu amoon si boppam loolu taxoon na yàlla ak malaaka yi rus ko donc dama bëgg a wax ne nit da ngay am kersa sa diggante ak sa bopp d'abord am diggante sa kersa ak sa borom ak ku mel ni Cheikhul Khadim radiyallahu anhu bu wootee wala Seydil Hadji Malick wala suñu maam Muntaxa wala keneen nga ormal ko ormal bés bi boo ñibbee sa kër nag après yow la neex nga def mais comme yow màggal moo la jógee sa kër yóbbu la ba Touba déedéet màggal validé di selfie
di snap naan màggal validé yor say cheveux naturel si loo xam ne borom bés bi gërëmu ko yàlla gërëmu ko yonent sallallahu alayhi wasallam gërëmu ko xàppati ñaari boy dafa am loo xamante ni yooyu tendance tam war na du Oustaz daal lay découper côté bi bari na ñoo xam ne foofu la ñuy jaaree defaru bari na ñoo xam ne foofu la ñuy jaaree yàq ak taalibe du lu ñuy wax lu ñuy jëfe la jëfe gi nag mooy topp ndigal bàyyi ay tere te Serigne Touba radiyallahu taala anhu lii la digle tere lii maam jaariyatullahi Buso way juróom mu jigéen radiyallahu anha ñaata at la dund bëriwul de 33 ans 33 ans 33 ans la dund si zahir mais wàcc na fi way woo xamante ni ku nekk booy sëyi tey ji lan lañ lay wax melal ni man kon jeex na Fatabar kon yàlla nañu yàlla may doon na sa soxna jaara jëkkër kay kon yàlla nañu yàlla may ñu fekkee ko ay déwén yu bëree bëree bëri amiin te yàlla bàyyi fi Serigne Sidi Mokhtar Mbacké yàlla may ko gudd fan amiin may ko wér ak njabootu Cheikhul Khadim gi yëpp ak suñu xarit suñu soppe Cheikh Bassirou Abdoul Qadir moom Serigne Touba amiin di gara ziar nag il faut ma ziar parce que dañ demoon Touba am ñu dalal bernde ñu Serigne Galas Kalsum Mbacké ñu ngi koy ziar bu baax soxna May Galas mu Serigne Fallou sama yaay maa ngi lay ziar bu baax di la ñaanal yàlla gudd fan ak wér amiin di ziar Serigne Abo Mbacké itam ñu ngi koy ziar waaw sëñ Abo moom ziar collectif lay doon Bassirou Abdoul Qadir moom itam ñu ngi koy ziar bu baax soxna fi ñaan madame Ndiaye maa ngi koy ziar di ko ñaanal yàlla gën ko dëgëral amiin soxna Naata Samb madame Mbacké moom itam maa ngi koy ziar sama yaay boobu nga xamante ni wax dëgg yàlla fi mu ma féete xam naa yàlla xam na dëgg la Serigne Abdoul Fattah nga xam ne fi ñu daloon ak këram moo jàkkaarloo keroog bi ñu demee ziar ko mu jaar sama tur wax dëgg yàlla ñaata kër nga dem bi daf ma émouvoir maanaam li ñuy def kilifa yi dañ koy topp xam ne ko mel ni sëñ Abdou Fattah nga ñëw toog ànd ñu ñëpp groupe mu ñëw jaar sa tur ndax li ngay def si wàllu diine loolu du lu ndaw donc sas la waaye itam ab soññ la si ñun ñu ngi koy ñaanal yàlla moom Mbacké yàlla gën ko may gudd fan ak wér moom sëñ Abdou Fattah moom sëriñ Fallou waaye itam Cheikh Mansour Diouf bu Yoff ak soxnaam soxna Faati Mbacké bu sëriñ Fallou Chouaïbou moom itam ñu ngi koy ñaanal yàlla ndax Cheikh Mansour itam dafa def si màggal gi loo xamante ni lu am solo la donc liste bi jeex na bisu jaratul seen donc loolu rek lañ doon wax yéen itam bu déwénee incha allah ngeen ñëw màggal si parce que gis naa si internet bi ñu ne da nga màggali woon ngénte laa demoon lendemain màggal la ku la bàyyi nga tontu yéen non dama ko yéen gis jaaxal si ngeen ma de yéen ñiy bind nii yéen jaaxal ngeen ma torop de leen informé wu boo leen liiree sax ci snap bi ngeen gis ni ngénte la bàyyi leen seen caaxaan yi du woon màggal waaw mu ngi noonu mais en tout cas daal may mun a wax na ko sànq ndaw ñi lañ gën a góorgóorlu parce que nee nañ 70% ñi di dem màggal ñoom ñëpp 30 ans lañ am au maximum donc loolu may na ndaw ñi daal seen diine ñor na leen te ñu ngi dox ak taalibe mais nañ ko yokk rek nañ si gën a ngoy rek ndax dañu am ñun Sénégal loo xam ne wallahi al azim benn réew amu ko tey jii diine ñëpp a ngi koy jooy mais islam pacifique bi ñu am beneen réew amu ko kon nañ si ngoy suuxat ko te lii tax ñu avancé mooy tey jii yaa ngi dégg ñu naan la xaw ma 3e 4e xaw ma sommet sur la sécurité et la paix en Afrique fële si centre Abdou Diouf Diamniadio du tey la ouverture bi tey jii jàmm jooju ñu fi am si suñu diine mag ñi liggéey ko moom moo tax loolu ñu mën ko fi def kon mag ñooñu dañ leen gën a fonk dañ leen gën a téye dañ leen gën a wekk waaye itam surtout di doxee seen digal te bàyyi seen tere jërëjëf oustaz li nga wax am na solo et puis ñu yokk comme jeunes yi ñi ngi dem Touba di topp suñu diine ñu gën yokk rek gën ko ormal peut-être que jeunesse am na affaire yoo xamante ne c'est tendance et tout mais nañ xam naka lañ koy defee parce que ñu ci bëri dañ ñuy critiquer sax ci réseaux sociaux yi di ñu xas ku ci mel ni Dadi Diop moom avant màggal gi la commencé di araftu xale jigéen yi naan maa ngi xaar ba kenn dem fa di solo di simeeku ci àdduna bi la bokk mais nañ jiital religion bi ba pare